George yéena wax ne justice ngeen bugg in the Gambia and justice is starting to happen so nañ leen ko nangu. I know ne ñaari life yëpp lose nañ waaye bu leen fàtte ne Yankuba am na jamoon na ba am jabar am ay doom Koro yàlla daf ko defaloon amutoon jabar amut ay doom yaayam ak papaam dañ ko jooy ba génn àdduna ana sister sami ya brother sami ana mbokkaam yi ku dëkk si KMC war ngaa xam Koro am na time pour everybody rawatina Dipakunda London nit ñi di jooy Koro ba tey noppeeguñ Yankuba am na life xam nañ fiñ ko teg benn place mun nañ di ko dem famille am dinañ ko dem di ko visiter Koro fan lañ koo visiter ji koo xam ne dañ ko tooco dog ay yaramam saam ko ba mel ni kuy jaay ndawal dugal ko ci biir motoom taal ko mun a jëfe tàkka xanaa yéen da ngeen di fàtte Gambien si lu tax ñun ñu bugg a def lu nekk rek ñu politicalise ko lu nekk ñu jaar ci maaman ak hypocrisie nañ leen waxante dëgga chance bi Yankuba am su ko Koro amoon ba tey Koro ngee dunda lu tax suñ ko jëloon ne ko dañ laa tëj because whatever problème buñ ama yow bañ nga ko you going to mile 2 for life imprisonment kon waxtu bi Koro mu ngi prison mbokkaam ndeyam ak baayam kon waxuma ne dee giñ dee Koro la de waaye bokk na ci xalaat seen doom ba génn àdduna waajur bu nekk bu sañoon bu amee doom yow yaa ko suul moom moo laa suul waaye yow doo suul sa doom imagine doom joo xam ne amul jabar amul doom yéen Gambien yi ngeen nekk ci Facebook bi di ñu fitnaal ku nekk ñu naan it's not fair what is not fair was it fair when Koro was being tortured and killed? He was not just killed. He was set on blaze. Yéen ngeen toog fii tey ngeen ne yéenay wax ne lu tax ñu tëj Koro death with hanging. He's not going to be hanged anyway as lu ma leen wax timba yi nekk Gambia yëpp a am mbóot so which means he's not going to die soo nekk la moo am te believe me nobody is going to be hanged. Koro Yankuba dafa dem life imprisonment that's all he's going to get. But this is the thing, he do have a chance. A chance was given to him. Waxal li nga bugga wax. Waxal naka la fa demee. He keep telling us he's Mr. Tough Guy. Muy wane ne moom mun naa enu àdduna bi. Bilay Jabu Cissé Dipakunda Serekunda London ko na ñëpp a xam Koro. Master Cissé jooy na ba dee. Anti Fatou jooy na ba dee. Ana sister sami ak brother sami ana dëkkandoor yi ak am di jaamaam yi ana ay xariti Koro ñii tuddee ko doom am na ñoo xam ne ba si diaspora bi dañ tuddee Koro doom ndax Koro baax bu mu baaxoon ku dëkk KMC xam nga Koro Cissé ñu rey ko rey boo xamante ni ñaaw na Koro amutoon chance pour mu wax ne dafa bugg a dunda wala wax dafa bugg a dee Yankuba was given that chance. So lu tax ngeen toog fii ngeen ne yéen dinañ jël all the things that you throwing at wax leen lu leen neex government bi that is the government it has nothing to do with us waaye soo leen ñëwee ngeen bugg a attack this thing on Koro ñun tam duñ ko nangu hey loo leen si bugg a ñu dem ci yéen lan la lu tax Gambian bi naafee xa lu tax Gambian bi lu mu bugg a rek la xam yéen Koro ni mu deeyee kan da ngeen fàtte xëju fi fàtte dafa teel torop 26 years ago, this guy was killed, like brutally murdered by the hands of those we call our protectors. Yóbbu ko néegi Yankuba di ko dóor ba yaramam bi yëpp mënatul dara ñu daggate ko ba mel ni kuy saam yàppa dugal ko ci biir moto boppam si Mercedes beesam taal ko mu tàkka lan la ay mbokkaam sax gisuñ woon yaxam yi pour mun koo suul ba tey yax yi ñoo indil munuñ ñoo wax ne yaxi Koro la wara du yaxi Koro yéen ngeen taxaw ne yéen di ngeen defend Yankuba because Yankuba is been sentenced to death yéen Yankuba deeta mooy life imprisonment Yankuba mbokkaam yi jabaram ak doomam yi xam nañ fi ñu ko seetee ji lu tax Gambian bi feel like ne moom lu ko neex rek la xam ngeen di fàttelu this has nothing to do with politics wax naa leen man I'm way of politics why when it concerns my people I don't care who comes my way fam te de yal na ko fa malaaka yërmande wéetali ndax yax yiñ indil waa kër Koro ndax yaxi Koro la
ñi am seen jëf ju bon muy Yankuba muy Edward muy Peter ak keneen ñi ko doon dóor ñoom ñi ko fekkee yépp ñoom ñëpp a war a rot in hell. yéenay kan ba kenn du wax ne Yankuba dañ ko war a sentence to death with hanging. Death with hanging is okay in the Gambia because all the timbers are rotten. Ana Koro imaginal ñu nekk di la dóor benn yar ñaari yar rek naka la méttee si yaram ñu téye doomi jàmbur gi. Koro nekkutoon nit koo xam ne dafa toloon ni mountain. Koro nit ku tuuti la woon. ay ponkali góor yi tekkiwu dara sot ko di ko dóor ñii téye ay fetel ñii téye ay gànnaay ñu ko tooco di ko tooco ba kii mun a la tut boppam dara ñu jël ñii domalay nañ leen waxante dégga man I am not in for the death sentence. I think the death sentence with hanging, that is like too much. Judge bi waroon naa xam li moo wax bi moo wax death to na ko sentence in life moom death bi sax waru ko woon a pronounce na wax ne sentence to life after 100 years nga ñu decide na da nga am parole ndax doo parole te gis nga with the way Koro was killed none of these fools deserve parole in the Gambia. They should all be sentenced without the possibility of parole. Yéenay kan lu tax ngeen fo ne yéen a moom Gambia hey Gambia ñoo ko moom yéen da ngeen xam Koro parce que da ngeen xam Yankuba parce que da ngeen bokkaa moom parti ñun dañ xam Koro parce que dañ bokkaa moom dëkkaa moom màggee moom we look up to Koro kon dee yi Koro suñ dee la nekkul dee boo xam ne dañ koo fàtte in a hurry. am nañ ay mbokk yu dee de am nañ yaay ak papa yu dee waaye ñooñu dañ dee ci li ndog ci yàlla moo ñëw ñu dee waaye Koro nim deeyee muy yéen ñiy farleel Yankuba yéen ñiy farleel di ko politicalize amul kenn si yéen koo xam ne bugga naa deeyee noonu wala bugga na mbokkaam deeyee noonu soo bàyyi leen ji ko hypocrite bi ak ji ko naafeexa bi. This has nothing to do with government. I don't agree with the death penalty, no. But Yankuba and the others get everything that they deserve and more. I told you guys, karma is a bitch. Do not try to marry her. wax naa leen besoon na people who live in glass house don't throw stones. Government bu nekk dangaa ñëw di dem gis nga toogu boobu soo fa toogee billahi àndal ak yàlla te nga respect Gambien si xam ne Gambien si yàlla fa teg soo fa nekkee di leen jaay yaradeku di leen jaay loo xamante nii du noonu bés dina jot nga wàcce xoolal li jot Yankuba moo laa jot te mënuloo ci dara. ñii dañoo daw jaar yoo di gannaaw ñii daw dellu ci dëkkam ñoomaa si ñoom Edward Singate dellu si jëkka buñ juddee woon boo xamante nii munuñ fa woon a toog waaye ñëw nañ Gambia doomi jaxas baxas yi jaxase Gambia tasaare Gambia rey suñu jaboot yi ba pare dem ñibbi seen dëkk toog. dama ne beneen government bi ñëw into power sax either is this one or the other or the new government that's coming into power. Yankuba Touré should never been giving parole. He should have never and will never be given parole. soo leen ko defee di ngeen gis Gambia ni comme janta yéen xam leen yàlla ngeen yërëm nit ñi. Gambia government kuñ fi teg billahi dafa liñ la fa tegee hey toogu bi kenn moomu ko suñ leen fi tegee is you guys are there because dañ leen wax ne ngeen liggéeyal Gambien si waaye ngeen nekk si seen bànneexi bakken di tooco Gambien si di rey Gambien si di réeb di toroxal Gambien si di def lu leen neex. soo leen feebaree ngeen dem Europe seen doom yi feebar dem Europe go to the best schools go to anywhere you guys want whilst we the poor Gambians we paying for your cost. léegi suñ doom yi ñu rey tam ngeen ne duñ leen moon si jàmm ak salaam ngeen ne duñ taxaw ñu wax leen li leen naxari ñu tëj Yankuba life by hang boo xamante ni timbay yëpp a am mbóot yëpp a maxe boo ci takkoon tey bu génnee baat bu métti laa am dafaa cekes ni rombale na leen thank you for hanging. Who are you guys? Hana yen amulen deret. Hana soy against because Matabi is so sensitive. Sensitive for regne. Then touch Yankuba Touré. Yankuba Touré dañ ko tej. Lan lay life imprisonment. Ngay nelaw di eewu ñu saaf la 3 course meal. Yoo xam ne doo dem restaurant. Da ngaa tëdd ñu ee la ne la breakfast. Yaa xam bor nga bugg nga wala kinkiliba. The people like Yankuba, they have their menu on their tip of their fingers. They dial numbers and their food will be brought to them. Bilay Binta Yaay Nene Jallow, it's more than the word sad.
ku xamoon Koro nga xam famille bi Koro jógee nga xam yaayam ak papaam liñ sonna ci deeyi Koro liñ ko jooy yaayam Anti Fatou jooy na Koro ba génn àdduna bu doon Koro daf ko bàyyee doom sax muy seet ci sëtam yi nga ne di nga ko fàttale koo papaam te Yankuba yàlla may na ko loolu ndax Yankuba am na njaboot Koro amut yàlla def na amut jabar amut ay doom ngeen toog fii farle leen lu leen neex waaye case bi sensitive na sensitive boo xamante ni amut benn fool bu war a jump into conclusion naan lu tax ñu tëj Yankuba lu tax ñu jox ko dead by hanging man dead by hanging is really not the issue here because bantay dëgërut comme ni ma leen ko waxee waaye suñ ko defee dead by hanging loolu easy way la pour Yankuba imagine leen ngeen teg góor goo xam ne amul laf yéen ay ponkali góor ay soldat ngeen xam ne all you guys have been doing in your life mooy train to kill ngeen wóor benn nit yéen fukki nonsense si góor ngeen tiim benn nit ki di ko dóor si seen all selfish interest loo xamante ni li ngeen koo dóoree liggéeyam la bañ naa def li ngeen koy oo ngeen taxaw di ko dóor yéen da ngeen di yàlla ndax da ngeen di yóneen ngeen jàppa famille di leen toroxal after bu Koro dee ngeen ne kenn du wax ngeen ne kenn du against li ngeen def ngeen ne kenn du jooytu li leen def yaayam di jooy ay mbokkaam di jooy ay am di jàmmam ay dëkkandooram ay xaritam ngeen ne tey bés bi dina jot ñun as Gambians ñu am ndam ngeen ne duñ ko celebrate hey dinañ celebrate benaaw man moo ku ragal a celebrate man dinaa bind dinaa aj ku caricature Yankuba dinaa xaxataay benaaw te soo ma si saagee su ma la saagee nga foog ne maa defar saaga lu tax nga war maa saaga si man dama am lu ma naxari su ma mbokka deeyut by accident Koro deeyut because it was an accident Koro amul car crash Koro tëddut di nelaw yàlla yóbbu ko Koro nit jamu ko paaka Koro ay walaa kaanaa ko dajale xam nga Yankuba Yankuba life imprisonment rek doy na with hard labor lañ waroon a def not sentenced to death with hard labor ñu ee ko every day 3:30 in the morning mu béyi ba 12 o'clock noon ñu yóbbu ko mu dem déewu su béyee ba pare ñu noppal ko 10 minutes mu delluwaat béyi ñu boole ko di ko karawaas 24 hours buñ ko bàyyi hey what goes around comes around Karma is a restaurant that you get served definitely what you deserve bilaay sister Agnes Koro kenn génnu ko Koro teey na Koro mandu na Koro baax na Koro bugga na nit Koro fonk na nit Koro value na doomi aadama xale bi gën a ndaw Koro dina spend time am pour def ci yow xamal la jàngal la jubanti la loolu mooy woon liggéeyi Koro boole kook liggéey bi moo liggéey si government bi tey ngeen taxaw after bu yaayam ak papaam fii kilifa bu jur doom rek ñaan nga yàlla say doom suul la amul benn kilifa bu wasin tey ne bi laa yàlla naa suul suma doom ay waajuram di ko naxarlu ay mbokkaam di ko jooy kan moo mun a fàtte bi si Koro bi kan mooy mun a fàttale ko picc boobu ñu jël yax yi saam leen ne lii mooy di remain of Koro Ceesay kan moo mun a fàtte lu bés boobu ngeen jël seen Yankuba naan Yankuba Touré why is Adama Barrow doing this what does it got to do with Adama Barrow this has nothing to do with the president you have an issue talk to the judge wax leen a magistrate bi te magistrate bi sax dafa des moom man hanging bi supportuma ko sentence to death man démba laa doog a xam ne Gambie am nañ sentence to death man dama foogoon ne Gambie dañoo jël rek def la ci van rek yóbbu la ba mile 2 nga dem toog naan kat ataaya because loolu vacation la right now Yankuba is on holidays Leena Njaay Jaañ ndeysaan sigil ko yow tam Yankuba fi mu nekk holidays laa dem xaw naa léegi war naa mun a miin mile 2 ana Koro yéen ñiy toog di farleel tey Yankuba di take sides naan is wrong the judge is this Gambia is nonsense Gambia is this hey gis ngeen xam ngeen lan la fii ku fi wéet yee da sa bopp noo bëggut a deeyee bëgguloo sa mbokk a deeyee ko bu leen ñaawal ñi nga xam ne ñoom la soon doom dee ñu ngi koo jooy ba tey noppee guñ bàyyi leen ñaawale bi bàyyi leen sànni xeer yi wax naa leen ne people who live in glass house don't throw stones xanaa ngeen fa ne nit ñi dañ feel sorry for Yankuba even Yankuba didn't feel sorry for himself because hey what goes around comes around
no mercy for the merciless. This is how it goes. Di mooy àdduna biñ dëkk tey. yaayam di only way nu mu doon xamee ne kii doomam la mooy li nga xam ne koroo ko moom mooy bagage his belongings. imaginal ñu oo yaay waxuñ la na sa doom bi pass na exam waxuñ la na sa doom bi graduate na waxuñ la na sa doom bi jënd na kër wala moto waaye dañ ne la kaay nga ndax mun ngaa xàmmee bagage yëre yim soloon wala nangam yim amoon ci yaramam te yaay bu nekk xàmmee na doomam bu eboo ñu lakk ko ba mu nekk doomi taal. Gambia am leen yërmande Gambia nañ leen bàyyi naafeexa Gambia bàyyi leen seen jikko ji ngeen nekkee bàyyi leen farfarlu bi bàyyi leen ki ma xam rek ngeen xam yéen daal mun ngeen a jël Yankuba ndax yéen a bokkoon a moom paati waaye ñun munuñoo jël koro ñun ñi dëkkoon a moom xam ko bokkaa moom dëkkandoor bu yàgg mbokka la te billaahi koro weesu na mbokka. Billahi walai Lena. I get emotional and I'm getting really angry. And I don't want to. Why dama la wax ne we as Gambians nañ leen yena yi ñàkk jom laa ko gisee yena yi ñàkk yërmande laa ko gisee ak nit ki loo ko support danga ko wax dëgg su waxtu dëgg jotee Edouard Yankuba jox nañ ko chance pour mu ñëw TRRC mu wax lan la def Yankuba was acting like the big man he was acting like the mafia why because am na ay nit ci gannaaw ñoo xamante ni they're the noise makers and he thinks ne with their noise they can make a change. Hey Gambia passé na loolu Gambia passé na nga tëgga pot man gis naa paa boobu démba xaw ma paa la xaw ma buro la moom wax na ba màgget within 5 minutes yi mu door wax bàyyi leen Yankuba lii feewut Yankuba dañ ko blackmail ban blackmail xam nga Gambian bi mooy Gambian bi daf dee use words yoo xam ne they bigger than them. Do you know what blackmail is? yéen daal yéen a am right pour ngeen yuuxu Yankuba because he's going to mile 2 te yéen xam ngeen ne mile 2 neexut waaye Yankuba am na chance dem foofu ñu saaf ko breakfast lunch and dinner before his time. Yankuba ñun bëgguñ mu commit suicide Yankuba bëgguñ mu feebar bëgguñ ñu rey Yankuba xam nga luñ bëgg a Yankuba def di eewu half-past 3 ci Gambia ak suuf bu wow bi Yankuba na béy ba 4 o'clock mu doog a ndeewoo ñu boole ko taka ko sareti mbaam ñun Yankuba loolu lañ ko éenee pain bu mu inflict on Koro na amaat the same pain moom moo doomi tàndarma yooyu noonu dem Wales muy Edward ak Peter. I don't care ñan ñoo ñëw TRRC moomu leen nit ñi ba ngeen wax ne waaw ku ñëw wax rek dafa pledge for forgiveness. Hey, it's not in your hands to forgive anybody. ngeen rey nit ñi tooco nit ñi def nit ñi lu leen neex ngeen dem TRRC si seen benn 1 hour fame wax fa nonsense wax all this bullshit ba pare ngeen di baalu ba pare hey yéen ñi nga xam ne yéen a nekk magistrate ñu ngee ñaan yéen nguuri Adama Barrow gis nga ñi demoon TRRC ñëpp ne rey nañ tooco nañ wala rape nañ anybody all of them should be taken to mile 2 all of them should be taken to court and sentenced amul ñu forgive leen TRRC amuñ right to forgive anybody. ana soldat yi nga xamante ni and the police ñu nga xam ne they were in uniform ñu ngi doon def exactly the same as lu Yankuba ak ñoom Edward doon def. ana di junglers xam ngeen lan la doo leen yaakaar Gambien yi ba pare yëpp leen doo leen ñu yaakaar ci suñ voters card yi ba pare ñu leen di yuuxul di leen tàccul di leen feccal ba pare ngeen ne doo leen def li ñu neex yéen li ngeen di neex ngeen di def ak koo leen xam loolu du fi am looloo jeex Gambia. Hey soo leen amee fetel di reyee ñun ñu jël yàlla defante yéen yéenay kan. President Adama Barrow xam naa ne sentence Yankuba has nothing to do, but this is not about Yankuba. All those killers that's been in TRRC ñoom ñëpp ñoo war a dem ñu tëj leen amul kenn kuñ see yóbbu koor ñoom ñëpp
muy Alaaji Kaañi woo muy Edward Singate woo muy Peter because bu leen fàtte ne Peter bés bu mu taalee yarami koro bi Peter bokkoon na ci ñi ko taal Peter the whole of that month daf daan sol white gloves parce que moom doma boobu mel ni doomi cere meew moom bokkoon na ci ñi ko doon def doomi tubaab yooyu ñoo gën a soxor so ñu ngee ñaan nguuri Adama Barrow o ñu ngee ñaan di justice system TRRC amuñ right to forgive anybody all those idiots that killed or torture ñi nekk on in uniform or without uniform ñoom ñëpp amuñ buñ leen yóbbu ko sax fuck them all in prison that's where they belong these people are animal they're all animals su fekkee ne Yankuba mun naa indi nit Gambian koo xam ne Yankuba xam na ko bu baax ñu indi ko këram Yankuba génnee ay sécurité am génnee doomam génnee ay jabaram génnee ay doomam ñuy dóor kii ñii di seetaan ñii di participate ñuy def lu leen neex ñu ne dóor bi doyut comme dañ koo tooco te ba tey bañ na liñ koo wax nañ leen ko saam comme ñoom dañ doon tobaski keroog ngeen jël yarami koro bi di ko dogat mel ni kuy jaay yàppa yéen billaahi muy Alaaji Kaañi muy Yankuba Touré muy Edward Singate Peter Singate and the rest of you fools that were there all of you need to be sent to death. Hey Justice Minister képp rewind na laat vidéo bi nga seet ñi demoon TRRC képp koo xam ne waxuma la ne rey nga doomi aadama de Chochonga, because we've heard from the junglers, we heard from the army, we heard from the police, we heard from civilians, all these people that arrest innocent people, torture them, kill them, rape women, abuse them, they should all be taken to prison. All of them, the lot of them, amul ken si ñoom nak kuy am a lighter sentence. All of them 100 years and above. Te suñ deyee sax bu leen seen mbokk yi suul leen ngeen karnaat seen bàmmeel yi comme ni America di def. Life in prison without possibility of parole. Because Lowland deserve. These people are animals. These people have no blood in their veins. Peter Singate ñëw fi jël all that bullshit mu teg ko si jaame hey duul mooy day ba pare mu dem yoonam ngeen naan waaw Peter is remorseful. Of course that idiot isn't remorseful. He wasn't. Twitter ñëw di ñu jaay angale why because angale la di ñu jaay angale gu neex di jaay nonsense. Honestly man sometimes dang dee rus pour nga wax nit ñi out loud nga shout out loud ne you are a Gambia because of the nonsense that we taking from this stupidity. Gambia ñun kañ la ñoo eewu ñu ne dañ leen bëgg a démocratie ñu ne dañ leen bëgg a développement waaye ñun si suñ boppa développe wuñ parce que su fekkoon ne développe nañ li xew tey si Koro Ceesay amul benn mbindeef su dee gor nga amul benn mbindeef su dee nit nga amul benn mbindeef su dee rek jullit nga wala doomi aadama nga rek wala christian nekkal just be a human being amul kenn ku war a taxaw ne amin solidarité with Yankuba waaye lu tax nga war a solidarité Yankuba Yankuba du paate waaye si poli la bokka du mu ne moom he wasn't there ñëpp xamuñ ne demuñ gànnaar waaye xam ne naari bu ñoo reer dañoo jonkoon Yankuba mu ne he wasn't there waaye këram la yëpp xamee all of a sudden Yankuba daan am ay guards all of a sudden on that day there were no guards his kids his wives were all removed from that premises ngeen ne Yankuba wasn't there Yankuba daal moo ñu war a non Gambien bi dafa yebaate ñun dañ yebaate te duñ ko dee nangu these animals did exactly what they wanted with Koro and they get exactly what they deserve as well ngeen toog fi di make noise di ñu rey ci Facebook bi but why xanaa yéen doo leen jullit xanaa yéen doo leen doomi aadama xanaa yéen amu leen yërmande are we not Gambians doo leen bàyyi seen yabaate bi doo leen bàyyi seen nonsense doo leen bàyyi seen bu cateku bi ngeen di jaay nit ñi on Facebook mag bu jóg def sa nonsense ba pare nga dellu sa koona naan yee
Hey, this is my opinion. It's my Facebook. You have a problem with me. Soy def life. Call my name. Koro deserve nakala de. Family Koro deserve pour niñ moné Koro. De bu nek nak moto tampon la de la